Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre. Sono Mor e vi sto parlando da Diourbel Ndiarème, la mia città natale. Un saluto a tutta la comunità senegalese e africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma faccio un applauso forte a tutti i follower che mi stanno seguendo sui miei canali YouTube e Facebook. Oggi ragazzi facciamo un video flash e su questo video cerchiamo di darvi gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi novità in merito al decreto sostegno bis, parlando di pagamenti, scadenze e domande. Ragazzi, oggi su questo video faremo chiarezza su tanti punti, parlando sempre dei aiuti per l'emergenza del Covid-19 in merito alle imprese, i lavoratori, ma anche alle famiglie in difficoltà causato dall'emergenza Covid-19 in Italia. Cerchiamo quindi a fare chiarezza, a aggiornarvi e a darvi le ultime novità. salaamaaleykum mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu yéen sénégalais yi nekk Italie ak li ko wër ak fépp ci àdduna bi. alors comme nañ koy defee saa su ne bu ñu amee ay nouveauté ñu indil ko mbokk sénégalais yi nga xamante ni donc concerné na leen te depuis loolu ñu leen ko doon defal. alors comme nañ koy defee rek saa su ne dañuy njëkke ci décreto sostegno bu njëkk bi fi génnoon nga xamante ni pratiquement bouclé woon nañ ko. li ci desoon mën nañ ne mooy paiement bi concerné il rem comma uno et il rem comma due. donc paiement yooyu xam ngeen ne ci biir weeru juillet bi yëpp dinañ continuer di ko fay, moo xam ki jotutoon deuxième raté wala troisième raté wala ki jotutoon premier raté. donc IMS mi ngi continuer ba tey di fay paiement boobu jëm ci rem comma uno ak rem comma due di il rem naspizzato. donc paiement yooyu dinañ leen boucler moo xam secondo rata la wala terzo rata, donc ci biir weeru juillet bii nii ba date bi ci le 27 juillet sax am na donc pagamento. ñu xamale ko mbokki taalibe yi noonu ne moom moo nekkoon donc pratiquement mesure bi gënoon a am solo te desoon ci sostegno bu njëkk bi muy rem bi. donc ci biir weeru juillet bi yëpp IMS dina ko fay. ñu wax ci bonus 2400 euros bi ñëwoon ci sostegno bu njëkk bi te am ñu ko jotutoon automatique te defoon demande, catégorie googu defoon demande te jotuñu ko woon automatique. alors ñooñu IMS depuis le 9 bi passé commencé na leen koo fay, te ci biir fay gi mu leen koy fay donc doppio pagamento la, maanaam daf leen di fay 2400 euros bi fay leen 1600 euros bi mu nekk 4000 euros. loola waral ñu tudde ko doppio pagamento bi, mooy catégorie gi amoon droit ci bonus 2400 euros bi te defoon riesame, donc mu nekk accolta wala ñu dugaloon demande bi ba waroon koo am. paiement boobu donc dañ koy boole ak 1600 euros bi def ko benn pagamento mu nekk donc 2400 euros. loolu depuis le 9 bi passé paiement yooyu démarré woon na te dina dem ba ci biir weeru juillet bi yëpp. ñu xamal ko tamit mbokki taalibe yi. alors beneen mesure bu ñuy wax mooy rem comma due. rem comma due xam ngeen ne mooy rem bi ñëw ci décreto sostegno bis. rem boobu xam ngeen ne demande yi commencé woon na depuis le 1er juillet te demande yooyu nga xamante ni ñoom ñoo commencé woon, moo xam rem comma due la non moo xam rem bis bi la bi nga xamante ni mooy weeru juin juillet août ak septembre di ñeenti raté yooyu noonu, ak li ñuy woowe donc assegno unico figli a ponte ak li ñuy woowe donc bonus agricole wala bonus sectore pesca. IMS xamle na ne demande yooyu dinañ ko commencé élaborer, maanaam dinañ commencé am exito, maanaam ñu mu nekk accolta à partir du 15 donc agosto bi ñuy nekk. demande yooyu dinañ ci commencé jublu pour donc yi ñuy ñu nangu ko fay leen, ak yi nga xamante ni donc dañ leen di rejeter ñu rejeter leen. mooy rem bis bi ñëw ci donc sostegno bis, donc assegno ponte ak tamit li ñuy wooye donc bonus agricole. donc à partir du 15 août dinañ ci jublu pour donc demande yi ñu accepté te bu boobaa donc paiement moo ciy topp, ñu xamee ko noonu. ñu wax ba tey ci li ñuy wooye integrazione bonus 2400 euro ak bonus 1600 euro. integrazione boobu ni mu ñëwee woon ci sostegno bu njëkk bi, maanaam ki nga xamante ne bi amoon na bonus 2400 euros bi te doon jël reddito di cittadinanza te intégré ko maanaam boole ko mu nekk benn paiement ci carte reddito di cittadinanza am, noonu lay ñëwewaat ci sostegno bis bi nga xamante ne bi moo fayaat 1600 euros yi ci ñi amoon reddito di cittadinanza te amoon requisiti bonus bi dugal ko bañ
intégré leen ko woon ci bonus bu njëkk bi dinañ leen ko intégré waatal ci 1600 euros yi. te nee nañ paiement intégration na boobu sax ñu bëree bëri commencé nañ ko jot ci jamono ji ñuy wax ak yéen te dina continuer di wéy comme ni mu amee woon ci bonus sostegno bu njëkk bi dañ intégré woon reddito di cittadinanza bi ak ki nga xamante ni daa waroon a am bonus bi moo xam nga amoon 500 euros ñu dolli la ci 1900 euros nga amoon 400 ñu dolli la ci 2000 wala nga amoon 700 ñu dolli la ci donc 1700 noonu lañ koy defewaat ci 1600 euros bi automatique képp koo xamante ni donc war nañ la ko intégrel. ñu waxaat ci reddito di cittadinanza tey jii di le 15 commencé woon nañ donc ricarica yi ñi nga xamante ni ñoo waroon am seen ricarica ci le 15 bi donc commencé woon nañ ko jël ñi nga xamante ni le 27 lañ ko doon am ñoom it ba tey it bu le 27 bi jotee incha allah dinañ jot ricarica boobu jëm ci reddito di cittadinanza. alors ñu wax ba tey ci reddito di emergenza. reddito di emergenza ci ñëw ci decreto sostegno bis bi ñuy ñaax mbokki taalibe yi ne képp ku ko mën a dugal nga dem dugal ko moo gën. pourquoi parce que quattro rate la te réquisites yi difficile ut donc résidence lañ lay laaj Italie ISEE bu passé wut 15 000 euros sa patrimoine mobiliare ak immobiliare mooy li nga am ci say compte banque ak bien yi nga am ginnaaw bi nga xamante ne bi loolu yaa ngi ko doon déclaré ci li ñuy woowe il DSU di la dichiarazione sostitutiva unica. donc loolu mooy réquisites yi ku ko am rek te il mese di aprile amoo reddito familiare wala reddito boo xamante ni bi bu passé 400 euros la rek mën ngaa dugal rem bi. pourquoi parce que rem bi donc réquisites yi donc c'est facile te képp koo xamante ni amoo reddito rek parce que moo tax ñu tudde ko reddito di emergenza. koo xamante ni bi yow amoo reddito rek bu fixe rek alors mën nga dem nga dugal rem bi ginnaaw bi nga amee réquisites yooyu nga xamante ni donc moom lañ leen wax. ci biir loolu xam ngeen ne rem boobu donc mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo ko doon dugal te amoon réquisites yi dugaloon ko ci sostegno bu njëkk bi dinañ amaat droit dugal ko ci sostegno bis bi nga xamante ne bi donc moom moo ñëw ci decreto sostegno bi. foofu liñ fi jublu mooy dañu gis ne bonus partita IVA troisième tranche bi nga xamante ni bi sostegno bis bi indi na ko donc tellement dafa compliqué par rapport ak ñaari tranche yi fi jaaroon yi nga xamante ni bi donc déclaration reddito 2019 2020 calo di fatturato 30% lañ lay laaj ak fatturato e corrispettive non supérieur à 10 milioni di euro. bii pas troisième tranche bi mën nañ ne fixé wuñ ko ci benn limite amatut naan maximum nit ki dina am 1000 euros. donc ay calcul yi ñuy def la ak déclaration yi ñuy def yoo xamante tellement demande bi dafa xaw a complexe dafa xaw a compliqué donc te agenzia delle entrate du assuré kenn ne boo ko defee minimum mën ngaa am 1000 euros boobu mën nga am sax lu yées 1000 euros loo xam te mën na bañ a mat sax 400 wala 500 euros. pourquoi parce que donc réquisites yi tellement dafa bari benn te demande bi tellement dafa complexe te ci biir demande bi ñoo ngi xam ne képp koo xamante ni bi da ngaa def falsa dichiarazione yow mën nga ci am ay pénale mën nga ci am ay sanction. moo tax li may conseil mbokki taalibe yi mooy képp koo xamante ni bi amoon nga ci ñaari tranche fondo perduto te yor partita IVA te donc am réquisites yëpp pour mën a dugal rem bi demal nga dugal rem bi moom mooy doon li gën a gaaw ci yow. te importe bi ñuy fay ci rem boobu boo amee réquisites yi dina toll ci 1600 euros ci 4 mesi yi moo ëpp li nga xamante ne bii fii di nga ko gagné fee ci troisième tranche bi te troisième tranche bi wóorul nga jot ci te boo defee false dichiarazione mën nga ci am ay sanctions. donc loolu laay conseil mbokki taalibe yi rem bi moo gën a abordable ci ku am réquisites yi boo ko dugalee dinañ la ko accepter te dinañ la ko fay incha allahu rabbi. ndax troisième tranche fondo perduto partita IVA yi tellement demande bi dafa complexe il faut que ngeen rapprocher seen CAF yi wala seen patronat yi wala seen commercialiste yi ba xam partita IVA yi ngeen yor mën na koo dugal wala déet. ndax li ñuy bañal mbokki taalibe mooy nga def false déclaration yi dugal ko bu boobaa ay sanction moo la ciy topp mais du tuddoon loo xamante ni dañ la koy fay. léegi nag loolu li ko gën a yomb mooy comme beneen demande alternative am na muy rem te xaalis bi moo ëpp ñuy ñaan mbokki taalibe yi ku am réquisites yi donc nga dem dugal rem bi loolu moo ëpp possibilité. alors fii ñu ñëw ba tey ci beneen demande boo xamante ni ñeel na partita IVA yi mooy il piano escrow mooy plan bi nga xamante ni bi INPS adopté na ko depuis le premier bi passé te demande yi nekk en ligne mu concerné képp koo xamante ni yor nga partita IVA wala ngay def donc imprese professionnissima am yor partita IVA rek te nga sa partita IVA ubbeeku ba am ñeenti at te sa reddito 2020 ëpput 8145 euros te aussi nga
mën a donc wax sa rédito 2017 2018 2019 ak 2020 muy ñeenti at yu mujj yi ngay def demande bi. bu boobaa di nga mën a présenter li ñuy wooye il piano escroc nga xam ne dinañ la ko fay pour donc 6 mois, genre cassa d'integrazione lay doon. demande yi commencé na mën nga am 250 euros ba 800 euros, ça dépend ci sa parta IVA ak taxes yi nga doon versé ak donc ndax yaa ngi doon wàccoo ak say prévidence sociale maanaam contributi yaa ngi ko doon versé ci IMS ginnaaw bi nga xamante ni bokk nga ci la gestione separata. loolu tamit beneen demande la bu concerné parta IVA yi. képp ku am réquisite yooyu ñu leen wax rek alors mën nga koo dugal muy xeetu integrazione boobu nga xamante ni bi cassa d'integrazione ñu koy wooyee il piano escroc. l'indennità straordinario di continuità reddituale operativa ñeel ba tey partita IVA yi te nga xamante ni donc demande yi commencé depuis donc le premier bi ñu génn te dina nekk en cours. alors leneen li ñuy wax mooy il rem bi xam ngeen ne beneen novità am na ci mooy rem bii ñëw ci décréto bis bi. donc ñii nga xamante ni bi dañoo nekk invalidità civile mën nañ koo dugal ginnaaw bi nga xamante ni bi la ñuy jël ci invalidità ba ëppul 400 euros. donc dinañ am possibilité ñoom dugal rem bi buñ amee résidence Italie ak ISEE ak loo xamante ni bi donc ci invalidità civile bi ëppul 400 euros dinañ mën a dugal rem boobu. ñu fàttali ne rem bi réquisite yi ci ki koy dugal nekk single 400 euros ci la toll te weeru avril waroo am donc lu ëpp 400 euros. bu dee reddito familiare jëm ci nucleo familiare weeru avril bi waroo am lu ëpp 800 euros. donc noonu la dikkee rem bi ñaari catégorie yooyu la concerné mooy ki koy dugal nekk single nekk kenn nit ak famille bi nga xamante ne bi nucleo familiare bi koy dugal la te importe bi toll ci 800 euros. donc wax nañ leen ko novità bi ci bees mooy képp koo xamante ni bi rek yaa ngi Italie nekk sénégalais africain te nga nekkoon invalidità civile te li nga ci doon jot ëppul 400 euros mën nga dugal ci rem bi compatible na donc ak rem bi te di nga mën a am donc 4 rate yooyu nga xamante ni bi moom la ñuy fay mbokki taalibe yi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo koy dugal. alors fi ñuy ñu wax ci il bonus SAR waxoon nañ leen ko daaw en 2020 ci suñuy vidéo moom mooy donc sostegno al reddito te mu concerné képp koo xamante ni bi rek sa contratto di somministrazione la maanaam agence jël la di la liggéeyloo te nga nekk in stato di disoccupato ba am 45 giornate yoo xamante ni yaa ngi ko nekk in stato di disoccupato te amoon contratto di somministrazione yow bonus SAR boobu mën nga koo dugal ginnaaw bi nga xamante ni bi 12 mois yi mujj sa contrat di jeex wala 12 mois yi mujj ci avant ngay nekk disoccupato amoon nga 110 jours. boo matalee 110 jours yow di nga am ba 1000 euros boo laajee bonus boobu. bu fekkee mataloo 110 jours ba tey mën nañ la possibilité boo matalee donc 90 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di disoccupato di nga am ba 780 euros muy bonus SAR boobu di sostegno al reddito. te wax nañ le bonus la boo xamante ni donc ñii ko gérer mooy donc ñu ñuy wooy donc beneen société la boo xamante ni donc ñoo gérer bonus boobu. donc te mooy société bi nga xamante ni moom la ñu wooy donc Formatemp mooy fondo per la formazione dei agenti di lavoro. ñoom ñoo gérer bonus boobu nga xamante ni bi ku ci bëgg benn renseignement mën nga dem ci CISL wala donc ci GL wala nga dem ci CAF yi nga informé wu. de ce fait boo amee réquisite yooyu ñu wax rek di nga mën a def bonus SAR boobu noonu. importé bi wax nañ leen ko 1000 euros la ci ku matal 110 jours de lavoro ginnaaw bi nga nekkee disoccupato ba 45 jours donc 780 euros ci ko am 90 jours de lavoro donc te nekk disoccupato ba 45 jours. alors leneen lu ñuy wax mooy bonus SAR boobu compatible na ak reddito di cittadinanza mën na ànd ak rem mën na ànd ak bonus mën na ànd ak donc nas bi. donc heure boo xamante ni matal nga réquisite yooyu rek mën nga dem nga def bonus boobu noonu. alors ñu wax ci demande fondo perduto per la regione di Abruzzo. xam ngeen ne demande yooyu commencé woon na depuis le 12 juillet bii passé donc te dina dem ba le 3 août. demande yooyu fondo perduto la pour partita IVA yi nekk donc regione Abruzzo. ñu fàttale ne demande yooyu ñu ngi koy defee ci plateforme télématique bu site Abruzzo. ku ci bëgg ay renseignement mën nga dem ci commune Abruzzo wala région boo dëkk boo nekk ci Abruzzo rek boo demee donc dinañ la fa jox ay informations yu leer jëm ci bonus boobu nga xamante ne bi toll na de 2000 à 4000 euros jëm ci imprese yi partita IVA yi nga xamante ni bi ñoo nekk nella regione di Abruzzo.
ñu wax ci riesame bonus 2400 € ak 1600 €. ñi nga xamante ni bi dañoo dugaloon 1600 € bi wala 2400 € bi ñu rejeté leen, ñooñu IMS depuis le 9 juillet bi passé génne na benn circulaire di xamle ne ñooñu am nañ 20 jours pour présenter recours. donc fii ba le 29 juillet képp koo xamante ne bi da ngaa jàpp ne sa demande IMS da cee juum mën ngaa présenter recours fii ba le 29 juillet. donc am nga 20 jours ginnaaw bi circulaire bi génnee di le 9 juillet bi passé pour présenter recours boobu noonu jëm ci bonus 2400 € ak donc 1600 € yi. loolu ki ko xamle mooy IMS, muy bonus 2400 € bi nga xamante ne bii dañ la ko rejeté te nga jàpp ne IMS daa juum, am nga réquisites yi donc wala 1600 € bi am nga possibilité fii ba le 29 juillet pour donc demander li ñuy wax réexamen wala nga def donc recours. alors ñu wax ba tey ci rem sostegno bis bi ak waxoon nañ ko ci début bi bonus agricole ak settore pesca ak aussi assegno unico fili te demande yi commencé woon. nee nañ demande yooyu noonu dinañ ko commencé élaborer, maanaam dinañ ko caytu xool ba xam dañ koy nangu ak fay ko à partir du 15 juillet waxoon nañ leen ko ci début vidéo yi. kon daal li gën a am solo mbokk yi jàpp ngeen ko mooy 2400 € bi fay nañ ko boole ko ak 1600 € bi depuis le 9 ba ci weeru ak juillet bi di jeex. ñi ko waroon a am ñëpp IMS dina leen ko versel mu nekk benn paiement di 4000 €. képp koo xamante ni bi nag jotoo ko te nga jàppoon ne amoon nga 2400 € bi fayoon nañ la ko mu des 1600 € bi donc da nga waroon a def demande bi. bu fekkee defoon nga ko dañ la booleel donc ñaar yooyu fay la ko mu nekk benn demande. bu fekkee defoon demande bi ñu fàttali ne ba tey demande yooyu mën nañ ko def fii ba le 31 septembre. depuis le 1er juillet lancé nañ demande yooyu jëm ci bonus agricole ku am 50 giornato nel 2020 te jëloo jëloo reddito di cittadinanza ak koo xamante ni bi donc rem bi donc jotoon nga ko ci décret bu njëkk bi mën nga ko dugal ci deuxième décret bi. ñuy wax ne demande yooyu yëpp dina ubbeeku na depuis le 1er juillet te dinañ jeex donc le 31 septembre. alors fi ñuy jeexale mooy Draghi xam ngeen ne li bëgg-bëggam jamono ji mooy prolonger waat li ñuy woowe donc lo stato di emergenza tubaab di ko wax donc état d'urgence bi nga xamante ne bii moom moo prolongé woon mesures yu bari donc proroga yi ak scadenza yi, blocco dei licenziamenti ak donc la proroga dei documenti scaduti te mu waroon na jeex le 31 juillet bii di ñëw. ki di Draghi bëgg-bëggam mooy prolongé ko ba fii ne octobre. loolu nag donc am nañ ci information yu xam le ne bëgg nañ koo prolongé waat donc bu demee ba fës ba doon lu leer rek dañ ko eggewaat mbokki taalibe yi. mais xam nañ ne daal compte tenu des derniers événements yu am France ak dernières mesures yu ñu fa jël ak aussi dernier développement yi am ci l'emergenza Covid-19 bëgg-bëggu Draghi mooy prolongé waat lo stato di emergenza ba le 30 ba fii ne octobre, comme niñ ko waxee ci ay information yoo xamante ni bi donc jot nañ ko. kon daal mbokk yi lii moo fi nekkoon ay information yu ñu leen waroon a baaxee di leen xamal ne képp koo xamante ni bi am nga réquisites yi def rem bi demal nga dugal rem bi moo gën a noppale troisième transparta IVA bi ndax compliqué na te donc li ngay compilare bari na te boo defee falsa dichiarazione ay sanction mën na la cee topp. bonus bi tamit képp ko am réquisites yi fii ba le 31 donc septembre mën nga ko def moo xam agricole la moo xam rem bi la. rem bi ñu fàttali mbokki taalibe yi ne rem bi ñëw ci décréto bis bi moo ngi war a jeex le 31 juillet bi ñu nekk, bokkut ak bonus agricole ak bonus stagionale. rem bi le 31 juillet bii lay jeex mooy dernier date scadenza bi. kon képp ku am réquisites yi te war a def rem bi rek alors gaawal nga def rem bi nu mu gën a gaawee. fi ñuy tëjee mooy mbokki taalibe yi ñu envoyé ay audio di ñu laaj ay question wax nañ ko waxati ko dinañ ko waxaat. képp ku am ay question yu la lënt man mënuma la cee jox benn réponse bu concrète. donc am na sportello yoo xamante ni loolu mooy seen métier nekk Italie. alors boo fa wootee rek lépp loo soxla ci question wala jëm ci sa demande wala ci say këyit wala bonus dañ la tontu muy l'agenzia delle entrate IMS wala nga woote poste wala questure wala donc préfecture. ñun am na question yoo xam ni mënuñu koo tontu chaque jour dañ koy wax mbokki taalibe yi du question dara mais dañ dut am temps bi. dañ dut am temps comme ça def vidéo détaillé lépp après nag bëgg a tontu question yoo xamante ne bi borom dañuy envoyé audio 2 3 ba 4 minutes loolu duñ ko mën. moo tax dañuy sàkkuwaat ku am ay question ak question bu mu mën di doon rek demal ci patronato yi wala CAF yi wala nga woote IMS
ku woote IMS wala agence de l'entrata gratuite la doo fay dara question boo fa exposé dinañ la ko leeral ba mu leer yow mi nekk Italie. donc je pense que loolu moo gën a yomb man mi nekk Sénégal nga bëgg maa envoyé audio 3 wala 4 minutes ci question yoo xamante ni bien mënuma la cee jox benn réponse bu certifié. pourquoi parce que am na ay donc sportello yu gën a compétent yu nekk Italie ku fa demal sa bopp boo demee lépp loo bëgg a laaj dinañ la ko tontu. moo tax en général audio boo xam ne des fois dañ koy ubbi mu doon ay question sincèrement désolé mais mënuñu koo tontu duñ ko tontu ñu ciy ñaaxaan mbokki taalibe yi ñu bàyyi ci xel. ku am demande booy def nag wala dara loo xam ne dafa jëm ci demande boo dugaloon wala lu ñu la war a xoolal mën nañ la koo defal mais question réponse dem leen ci IMS wala agence delle entrate wala ci sportello yi wala CAF yi donc moom mooy doon li gën a gaaw ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.